mbokk yi am nañu mbégte dellu si waat si waxtu wi 20h si groupe bi di jàppoo soqali sunu gox ngeen di topp si Sabax TV chaîne YouTube également Info News mais également Vision Sabax Facebook. kan mooy invité bi tey ñëpp xam nañ ko dégg ngeen bande annonce bi pendant une semaine muy daw kooke di Amath Touré ñu gën ko xam si Mouhamed Lamine Touré waxtaane bokk moomeel bi yi nga xamante ne ñëpp ñoo ko bokk si fànn yu bari duñu bàyyi dara comme ni nga ko doon defee tey jii noonu lay amee émission bu mag bi ñu amal si yooyu ñu lim di ay plateforme yu am solo kon daal mbokk yi ñu fas yéene dugg ci mbir mi xaar seen ay suggestions seen ay commentaires analyse appréciation critique par rapport à cette émission bi ñuy faral di amal saa su nekk di émission bu am solo ndax dina gindi ñëpp dina tax ñëpp tamit nekk seen xel ñu génne ko ak seen xol ñu booloo bokk waxtaan am solution durable kon daal Serigne Amath Touré mooy invité bi dañu koy fas yéene jox kàddu gi mu nuyoog mbokk internautes yi ñu soog a ñëw si laaj yi bismillah. asalaamaaleykum mbokki arrondissement Médina Sabax man la Mouhamed Lamine Touré maa ngi nuyu képp ku ne ci turam ak santam donc di biral nuyoo waa commune bu Médina Sabax di profito di nuyu aussi borom dëkk yëpp kilifa diine yi fi nekk yëpp góor jigéen mag ak ndaw di nuyu aussi ñi ma bokkal parti politique muy visa ma yëgaloo leen émission bi di nuyu aussi sama collègue enseignant yi nga xam ne bokk nañ nekk di jàngale fi Paoskoto merci. waaw Omar Nika waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne tey yéen a nekk tey ci plateau bi may ma occasion ma mën a waxtaan ak sunu mbokk yu dëkk ci arrondissement ba Médina Sabax waaw laaj boobu boo ma ko laajee dinaa ci kontaan trop parce que nit ki boo ko invité war naa koo laaj moom mooy kan waaw comme ni ma ko waxee ci samay këyitu état civil Mouhamed Lamine Touré moo fa nekk waaye ñi ma gën a xam Médina Sabax Amath Touré la ñu xam mais ñi nga xam ne bokkoon naa jàng ak ñoom ñi Médina Sabax ñi Kaolack ñi université ñooñu Mouhamed Lamine Touré bi la ñu gën a xam Amath Touré comme ni ma ko waxee woon Médina Sabax laa jàngee bi ma jàngee Médina Sabax foofu laa amee entrée en sixième jógee fa aussi dem CM1 Valdiodio Ndiaye jàng fa am fa BFM jógee fa aussi dem lycée Valdiodio foofu la ñu amee bac bi ñu amee bac aussi ñu dem université Cheikh Anta Diop de Dakar comme ni ma ko waxee yàlla dogal bañ fa demee ñu nekkoon département bi ñuy wax arabe bi ñuy dekkaat département d'arabe benn bis yàlla dogal comme dañoo war a def ci arabe système UV la woon ñu war a def benn UV ba nga xam ne français ci la nekk léegi bi ñu ñëwee yàlla dogal ñu amuñu woon prof bu ñu jàngal français yàlla dogal benn jour suñ mbokki jàngalekat yi suñ mbokki élèves yi ñun étudiants yi ñu toog woote AG léegi bi ñu defee AG ñu teg table bi biñ tegee table bi yàlla dogal biñ tegee table yi ñu bëri aussi di daw table bi keroog ci ndimbalal yàlla laa jël aussi ci table bi taxaw keroog bi ma waxee biñ jógee foofu la étudiants yi arabe yi tànn ne ma Amath tey yow la ñu tàll suñ délégué muy premier cycle parce que année boobu maa ngi doon def deuxième année yàlla dogal année boobu Déthié Diouf mi nga xam ne tey mooy suñ jiitu parti visa fekk moo jiite woon amical faculté des lettres et sciences humaines comme problème tey buñ ko amee il faut ñu yóbbu ko ci amical bi ñu demee di régler problème boobu yooyu foofu la suma diggante ak Déthié commencé mu nekk lu ñuy wax mu nekk 97 yàlla dogal bi ñu paree ci xamante boobu ñuy renouveler waat amical faculté lettre bi ñu àndi seeg Déthié bokk ak moom liste bi foofu aussi bi ñu demee élection yàlla may ñu fa ndam ñun aussi ñu nekk représentant étudiants yi ci faculté lettres et sciences humaines bi yàlla dogalee loolu aussi ñu jógee fa comme ñu ngi woon Golf Sud parce que jamono boobu aussi ñu fàttali mun naa wax ne ci suñ génération bi ñi fi demoon université dañ leen di compte mel ni comme tey nii yàlla dogal comme suñu tonton mu ngi dëkkoon Golf Sud ñu nekkoon foofu ñu amoon suñ mbokk étudiants yi nga xam ne ñoo bokkoon département arabe ci ànd boobu aussi la ñu taxaw comme tey nuñ ko xamee rek ci Sénégal ku ne xam na ne élève ak étudiant wax dëgg yàlla dañoo bu ñu demee université dañoo am ay jafe-jafe léegi nag ci loolu la ñu amee initiative taxawal amical bi ñu taxawalee amical bi aussi ñu jiital ma ci
dañ ma si jiitalee aussi yàlla dogal ñu def ca liggéey ba nga xam ne ñu ngi ko doon def ko fa année boobu aussi bi ñu pare la ñu ñëw Médina Sabakh bi ñu ñëwee Médina Sabakh aussi am ñun aussi ñu bëggoon lu ñu def ci suñu gox bi boobu aussi la ñu yëngatu ba ñu renouveler foyer des jeunes bi ba ñu renouveler foyer des jeunes bi aussi ñu jox ñu ko loolu aussi mooy li fa andi woon parce que aussi tey balaa ngay bale biti bale kër parce que man aussi damaa yàgg gëm man Médina Sabakh loolu moom lu leer a leer la ku ne mën nga ko séede parce que yàlla dogaloon na ñu am waajur bu nga xam ne wax dëgg yàlla xamoon nañ ko Médina Sabakh mu doon baykat bu mag même buñ nekkaan bi ñuy nekk lycée Valdiodio Ndiaye kaw la buñ amee fête buñ ñëwee tombé ñu liggéeyu tool yi dañuy dem ba ñu demee université aussi bu ñu ñëwee fekk ñu ngi ci tool yi aussi ñu ànd ceeg moom kon loolu tey moo ñu pousse ba nga xam ne tey ñu bokk di yëngatu ci lii yëpp donc bi ñu àndee Déthié université ànd boobu moo dem bu sincère parce que Déthié dem na ba ñëw Médina Sabakh sama papa wax ma ne ma yéen a yàgg Déthié na ngeen ànd ak Kouléré parce que Médina Sabakh ku ne xam na ko kenn du ko laajte Médina Sabakh Déthié ku ne xam na Médina Sabakh Déthié suma diggante ak Déthié kàddu googu nag sama papa waxoon ma mu ne ma na ngeen ànd ci Kouléré loolu la ñuy sàmm ba tey ñu ànd bokk association bi nga xam ne ñu ngi koy wax chaque ñu am réalisation yu bëri yu nga xam ne def nañ ko ci réew mi def nañ ko aussi Médina Sabakh ñuy dox ba yàlla dogal tey xëy ñu tey ñu taxawal parti politique loolu tey man moo ma dugal ci politique parce que aussi damaa gëm ne tey réew mi dañoo war a bokk ci ñu ko war a doxal suñ gox bi aussi dañoo war a bokk aussi ci ñu ko doxal ma bëgg rek ñi nga xam ne ñu dëkk ci goomu Médina Sabakh ñu xam ne man li ma dugal ci politique du rek damaa dem tase su ma njiiti parti muy visa muy citoyen président Déthié visa les citoyens déedéet mais dañoo xamante ànd lu yàgg parce que 97 ba léegi tey boo ko compté man na ñaar fukki at yu nga xam ne ñu ngi koy ànd boo xam ne dañ ko teg ci ngor di ko sàmmate Kouléré loolu tey moo ñu bokk tey ñuy bokk di dox ba tey kon loolu daal la ñu amoon lañ ci wax waaw merci waaw Omar Nika waaw jërëjëf parce que man de yàlla dafa am conviction yoo xam ne dama koy gëm ci ay principe ci lay dox ku ma xamul pour ma ànd ak yow du yomb parce que très sincèrement neexuma àndal parce que nit ki aussi booy dugg ci dara war ngay xam ci li ngay dugg lan la waaw parce que wax dëgg yàlla li nga xam comme ni tubaab di wax rek chaque génération a sa mission soit il l'accomplit ou bien il la trahi Déthié tesee nañu man ak moom université bañ may fal délégué moom faluma waaye dama leen dama ko fekk ci ay responsabilité yooyu yàlla dem ba mu boole ñu bokkee association ñu ànd tey wax dëgg yàlla tey moom daal gis naa ne wax dëgg yàlla su ma ànd ak moom am na lu ma ci bénéficié wu parce que su ma ànd ak moom tey am na formation parce que nit tey booy def dara da nga am bonne formation te en grande partie formation bi nga xam ne am naa ko Déthié am na rôle bu mag a mag bu mu ci joué te Sénégal wax dëgg yàlla kenn du fi laajte Déthié waaw loolu lay def ànd nañ xam naa ko bu wér wóolu naa ko développement la gëm man aussi ma gëm développement réew mi ak développement bu gox bi loolu de moo ñu boole ñu bokk taxawal parti visa Déthié taxawalut ko rek ma fekki ko dañoo ànd taxawal ko léegi nag ci parti bi buñ ko taxawalee ñu ne dañuy ur réew mi waaye nag garab boo ci yéeg ci suuf ngay commencé léegi nag suuf boobu tey mooy élection locale loolu moo waraloon 2014 ma bokk ci élection locale yi donc xëccoon mairie bu Médina Sabakh. waaw Omar 2014 bi may dem élection métti woon na parce que Médina Sabakh lu bëree bëri xamuñ ko ci man parce que comme ni ma la ko waxee jamono bi ñuy dem université ñu dem Médina Sabakh bëriwuñu woon ñu dem université Médina Sabakh bëriwuñu woon loolu moom taxawoon na sax bi may ñëw di laaj foyer bi ñu bëree bëri affaire bi jaaxaloon leen woon waaw parce que xamuñoon amat véritablement ba 2014 bi ñu ñëwee di laaj mairie bi
dañu ne amuñu këyit parce que ba tey rek dañ la daan marginaliser parce que nit ki xamoo ko carrément loolu feeñoon na ci waaye nag parce que yàlla dogal na man lu ma dugg rek dama koy gëm lu ma gëmul du ma ci yëngatu parce que dama gëm ne inal quwwata lillaahi doole yàlla moo ko moom nguur yàlla moo ko moom mu métti woon lool ak man 2014 parce que année yooyu bi may waajal suma pré campagne moto Jakarta laa yore woon parce que aussi wax dëgg yàlla jékki-jékki ñu rek dugg ci politique gëstu nañ ko ci këyit lu bëree bëri balaañ ci dugg jàng ci lu bëree bëri ba biñ demee investiture amuñ ci benn problème dem élection yàlla may ñu ci lu ñu ci may parce que dem nañ élection une première fois am ñaari conseils municipaux ak un conseil départemental waaw kon nag tey man awma tànki ginnaaw tànki kanam laa am dama ne 2014 man fii laa nekkoon suma première élection la woon tey bu ñu ñëwee ba war a dem élection 2021 kuy bëgg mairie bi man maa la ko gën a bëgg parce que mairie bi moom lu ma xam la waaw nuñ koy dox nu ñuy gérer mairie loolu moom am na luñ ci xam moom waaw te asi gis nañ aussi ci biir conseil municipal biñ ci nekkee gis nañ ci suñ naataago yu nga xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ ne aussi xam nañu conseil municipal. Omar Nika jërëjëf comme li ma ko waxee bi ñu créé suñ parti bi 2012 ñu wax comme li ñu bëgg lan la comme li ma ko waxee ñu ne garab boo ci yëg ci suuf ngay commencé mooy ne élection locale la ñu commencé participer la ñuy njëkk a bokk dama ut code général des collectivités locales lire ko utaat aussi ay documents yu nga xam ne day wax ci budget ni ñuy tëggee budget loolu dañ ci taxaw programme 2014 bi may dem dama defar ay programme loolu laa def parce que nit ñi aussi doo ñëw rek topp gox bi naan fal leen ma déedéet parce que dama amoon programme ci wàllu éducation parce que ci éducation laa yëngu amoon programme aussi ci wàllu santé amoon programme ci lu mel ni aussi wàllu environnement amoon programme aussi ci wàllu jeunesse yi ak culture bi ak les femmes amoon aussi programme ci affaire urbanisme et habitat amoon aussi programme ci wàllu économie bi loolu laa am parce que man ci loolu laay dox li ma gëm mooy l'administration elle est écrite lépp lu may def dama koy tënk parce que loolu aussi moo lay may tey nga xam fi ngay teg sa tànk déedéet mënuñuy jàng aussi ba dem université am fa ay suñuy diplôme ñu ñëw di laaj gox bi comme ni ko nit ñi daan laajee déedéet loolu de man bokk ci suma programme très sincèrement programme boo xam ne c'est programme boo xam ne bu réalisable lay doon loolu moom la ñuy tegal askan bi kon ñu ngi lay xaar aussi bu jaree aussi dugg ci point yi aussi lu ci ne lu mu war a leeral rek dañ ko leeral merci. comme ci wàllu programme bi comme yàlla dafa dogal ma nekk jàngalekat wax dëgg yàlla ci boobu laa bëgg a commencer daal waaye mais n'empêche nag volet yu bëree bëri bu ci ne rek boo xam ne dafa intéressé askan wi rek wax dëgg yàlla bëgg nañ ci def dara waaw bu ma jëlee ci wàllu éducation bi waxoon naa ne comme boo xoolee wàllu éducation ku ko wax wàllu njàng wax njàng xale yi parce que li nga xam ne tey war nañ ko gën a bàyyi xel mooy lu mel ni fourniture scolaire yi fourniture scolaire yi am na ci lu nga xam ne day jógee ci fonds de dotation donc nguur moo koy joxe ñun aussi bëggoon nañ sur fonds propre parce que aussi mairie dafay am budget bu ñu amee budget aussi bien que état dana joxe fonds de dotation ci fourniture scolaire ñu wut aussi luñ ci doon bëgg nañ aussi comme état dafay jàpp aussi ci dépense de l'enseignement ñun aussi ñu gën ci jàpp sur fonds propre ñu gën a jàppale école élémentaire yi jàppale aussi daara yi parce que buñ ko wax éducation aussi nga bàyyi xel ne du français bi kese daara yi aussi daf ci am solo parce que aussi loolu lu ñu xam la parce que du ñu jaayil mooy daara bi ñu mujjee parce que tey yàlla dogal na aussi buñ tegoon kaamil di ñu koy jàng duñ laajte duñ tànn ne fii la ñuy jox wala déedéet fu ñuy jox rek dañ ci jàng et buñ ñëwee aussi comme niñ ko waxee école aussi comme am na lu nga xam ne nekk na fi bëggoon nañ aussi wax dëgg yàlla at mu jot bu ñu dénkee mairie bi minimum ñu clôturer 2 écoles élémentaires
ba nga xam ne ba nga xam ne tey balaa mandat bi di jeex si 24 écoles yi wala 25 écoles yi wax dëgg yàlla ñu gis ne seen clôture yi aussi taxaw nañ ci léegi aussi ci wàllu éducation yi wàllu étudiants yi parce que tey yàlla dogal na bi ñu nekkee conseil municipal képp ko nga xam ne dëkk nga mel ne sax mën ngaa seede ne étudiants yi yokkal nañ leen seen subvention yi mun naa am sax dans le passé bu ñu ko daan jot mais bu ma la joxee ren rek tey ren étudiants yi jot nañ 3 millions parce que tey yàlla dogal na tey ci conseil municipal bi ñu am na suñu nga xam ne def nañ université waxuñ ne dañ koy dégg waaye dañ faa dem xam lañ fay jàkkonteel la wax naa la ko ne la nekkoon naa président amical des étudiants de la commune de Gof ci wàllu santé yàlla dogal na man maay président commission santé bi aussi may leeral yàlla dafa dogal maire bi muy gañee mu am recours yu amoon ca mairie ba bi ñuy defee recours ñu woo ma ci taxaw dama ne nit ñi ñoo ko votal parce que man awma lu may yànkante suma première lu ma bëgg jiite bi mairie bi aussi dama koy teg ci yoon damay xam ne aussi ut da ngay ut am ut ñàkk dama waxoon ne damay am ci ngor ñàkk ci ngor ba mu defee loolu yàlla dogal man dama ko njëkk a bind ay lettre bi ma ko bindee ay lettre di ko wax ne ko dañoo war a woote session ordinaire parce que kuñ dénk mairie war ngaa xoote li nga fi fekk law yàlla dogal mu sollicité pour rencontrer ñu bi ñuy taxawal commission yi bi ñuy taxawalee commission yi mu dénku ma mu proposé ma commission wér-gu-yaram au passage commission du poste bu ñu nommé c'est un poste électif ma ne ko su fekkee liggéeyal gox bi loolu d'accord naa ci waaw léegi nag yàlla dogal na bi ñu nekkee ñun ci commission santé bi yàlla dogal nañu état dana doon andi fonds de dotation ci lu ci mel ni wàllu médicament yi dana doon andi aussi fonds de dotation ci wàllu carburant boobu dañ ko doon jël tey yàlla dogal na muy commune Médina Sabakh poste de santé Médina Sabakh tey évacuation yi booy dem bi lay yóbbu Nioro 10 000 la buñ jëlaan montant yooyu ak yeneen montant yu nga xam ne dañ ko daan jël ci suñ budget bi sur fonds propres loolu aussi dinañ ci daan alléger tuuti donc évacuation yi au lieu ki ñu yóbbu Nioro mu fay 10 000 francs 5 000 la doon fay yàlla dogal na aussi tey bu ñu dénkoon mairie bi aussi dinañ gën a continuer li nga xamante ni tey mairie yi mu ngi ko daan def pour dugal lu mel ni élèves yi parce que tey bu ñu jëlee 2018 mairie dugal na 1000 élèves ci 5000 élèves bi bu ñu xoolee aussi muy daaw ak daawaati jéeg mairie bi aussi dugal na aussi ay njaboot dugaleel leen ci hôtel mutuelle oyofal paj moyennant 8000 francs par carnet ñu fexe aussi laaloon nañ 58 villages yi nga xamante tey ñu ngi woon ci commune bu Médina Sabakh waaw léegi nag comme ni ma ko waxee te loolu képp ku nekk conseil municipal man nga ma koo seedal ba ci budget bu daaw bi prévoir oon nañ fa 10 000 francs parce que dañoo demoon ba ne fi mu toll nii li ñu war a def mooy évacuation bi dañ ko war a rendre gratuite parce que boo demee Nioro loolu moo fa am li ma ci war maa ngi koy def léegi nag man le toujours bu ñu tasee réunion loolu képp kuy conseiller municipal war nga maa mën a seedeel lu mel noonu saa bu ne dama koy wax maire nañ fexe évacuation bi ñu bàyyi ko ñu def ko mais nag comme tey yàlla dafa dogal ñun conseil municipal ñun délibéré la ñuy def ki nga xam ne mooy exécuté mooy le maire te ñu ngi koy fàttali luñ ci man na ko defal waaw man daal li ma mën a xam mooy li nga xamante ni mu ngi ma war ci wàllu santé ma koy wax bu doon wax kese mooy tax ñu def ko loolu def nañ ko bu yàgg te wax boobu aussi def naa ko ci wàllu environnement bi wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee fi aussi dañuy wax dëgg rek te yàlla tax yàlla dogal na aussi ñu fàtte ne Médina Sabakh délibéré nañ benn site dépotoir d'ordure mu ngi yooni Bumbane bien que fonctionnel la gut loolu aussi mu ngi fa woon te wax dëgg yàlla bu fekkoon te bu ñu dénkee aussi mairie bu Médina Sabakh ci mbiru environnement bi dinañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que tey boo wëree dëkk yi boo demee dëkk bu mel ni Pakane Sambaat da ngay xool ne wax dëgg yàlla yoon yëpp ñoo yàqu boo demee diggante Pakane Sambaata ak Pakane Kër Gaañi noonu la mel man su ma fa jaaree suma yaram dafay daw boo jógee aussi Ndiba Njaayeen di dem Njaayeen foofu tam yoon wi dafa naqari loolo
boo jógee dëkk bu ñuy wax Dongoro bëgg a dem Fuuta yoon wa dafa naqari lool bu fekkente ni da nga jógee sanc Ndakaar bëgg a dem Mbàpp yoon wa jafe na lool boo demee lu ci mel ni biir jigi maar wax dëgg yàlla am na fu nga xamante ni suma benn doomu ndey mu ngi fa dëkkee bu yoon wa boo fa jaaree di jéggi sax sa yaram dafay daw kon yooyu yëpp war nañ di ko ñun incha allah bu ñu dénkee mairie bi wax dëgg yàlla dinañ ko gën a bàyyi xel parce que falte aussi gën a bàyyi xel ñi la fal loolu aussi am na ci solo lool. ci wàllu jeunesse ak culture rek yu mel noonu yàlla dogal na tey mairie actuelle ñu ngi réhabilité foyer des jeunes bu Médina Sabakh te ma yaakaar ne commune bu Médina Sabakh nekkul Médina Sabakh kese kon liñ ko tàmbale aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaan aussi mu law ci yeneen dëkk yi waaw yu ci mel ni Poste Carré jëm Ndiba Ndiaye ak yeneen dëkk yu nga xam ne rek yelloo nañ ko waaw ba nga xamante ni wax dëgg yàlla jeunesse bi dinañ am bu ëllëgee aussi fu nga xamante ne aussi dinañ fa mën a nekk daal beneen bi ci toppaat ci wàllu subvention des ASC wax dëgg yàlla am na lu nga xam ne commune actuelle bi mu ngi koy def wax dëgg yàlla am subvention yoo xam ne wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey mooy président zone bu Médina Sabakh dana seede ne li mairie bi di génne ci subvention aux ASC ak coupe du maire bi ñu ne masu fi am loolu aussi lépp lu nga xamante ni daal tey buñ ñu falee toog kon xam nañ domaine yi ma tudd nii lépp lu ñu ci fal fi ñu ko fekk incha allahu rabbi dinañ fexe lu nga xam ne ëllëg dinañ ko yokkee ba nga xam ne aussi askan wi wax dëgg yàlla ñu bëri dinañ ci gis seen bopp. waaw Omar waaw comme niñ ko waxee xam nga comme bokk na ci suma xalaat parce que boori penku bi comme niñ ko waxee Pakala moo am case de santé waaw ci suma xalaat dama yaakaar ne buñ ma dénkee man mairie bu Médina Sabakh parce que boo seetoo côté xarfu bi fu mel ni Ndiba Ndiayeen ba Falifa ak Kër Sambakuta yooyu dëkk yooyu am nañu poste de santé mais mu bokk xalaat ne comme dëkk yi nga xamante ni comme ni ko waxee dëkk yu mel ni Mbàpp ak Pakala ak Sangab yooyu war nañu am poste de santé comme fi nga waxee nag ne am na dëkk yuy teg ci code général des collectivités locales dafa am lu nga xam ne dañ koy wax la participation citoyenne mooy ne lépp waruñ koo xaaree mairie waaw mairie nag mooy bopp ba jafe-jafe bu am war nañ ko ci sentir mu def ci participation mais tam ku fi yàlla may doole nga mën a def dara ci sa gox aussi lu am solo la ba nga xam ne tam tey su fekkee ab dëkk nit ñi dañoo jël def dara seen dëkk conseil municipal aussi war nañuy bana bàyyi xel def fa leneen mu ngi mel ni tey fu ci mel ni Sangab yàlla dogal na dégg naa ne tabaxal nañ seen bopp case de santé waaye foofu tey mairie ba mu ngi leen di war a clôturer seen école yu Sangab bi waaw kon bu fekkente ni askan wi am na lu ñu def ci dëkk bi dana rafet aussi collectivité locale bi aussi am lu mu fa def parce que man daal li ma bëgg mooy bu fekkente ni 58 villages dañ laa fal dëkk bu ne na fexe am lu mos loolu aussi ba nga xam ne tey kenn du wax nañ tey ñun gisuñ suñ bokk aussi ci wàllu conseil municipal bi waaw loolu aussi comme ni nga ko waxee jafe-jafe yi moom ñëpp a ko bokk comme ni nga ko waxee waaw jafe-jafe yi moom ci wàllu santé moom bëri na te wax naa ko maire ne ko mbiri métti na waaw nañ ci jóg taxaw man nag yàlla dogal na yaakaar naa ne sax maire su mënoon jël commission bi dina ko jël parce que tey su fekkee dama nekk président commission santé tey bu réunion amee du ma ko wax ñeneen la ko yëgal ñu dem teewee ko waaw parce que pour lan ñu bëri liñ koy wax amat lu muy def ni nangam parce que wax naa ko ci départ man bu may jaamu yàlla lay jaamu du ma jaamu nit conseil municipal la ma fa yóbbu nit ñi ñoo ma fal ku may àndal dëgg laa lay wax bu ma la mënta wax dëgg kon boobaa ànd moom mënatul ne loolu moom comme dama la koy waxaat rek Omar mbiri santé moom si ça ne dépendait que de moi waxuma ne problème yëpp dinañ régler waaye lu ci gën a bëri en grande partie dina régler loolu moom lu wér la li ma ci war maa ngi koy def bu dégg bëccëg di ci wax ak samay notaangooy conseil municipal saa buñ tasee ñu ngi wax di wax
waaw wax bi moom ñu ngi ci topp comme ni nga ko waxee biir Médina Sabakh kàmb yi bëri nañ waaye nag lu ci gën a bëri xoolal askan wi ñoom aussi tey booy duggee Médina Sabakh biir Médina Sabakh sax dañuy tubb suuf boo xoolee jàkka ji nekk marché foofu mu ngi am suuf dañ koy tubb peggu jumaa ji dañ koy tubb koñ yëpp la ji tubb yooni tool yëpp dañ koy tubb loolu moo gën a yokk mbir parce que tey ñun ñëpp ñoo war a jàpp ci gox bi man de tey lu Ousmane Gueye nekk maire du ma def loo xam ne daf koy yàqal déedéet parce que su ma ko defee man moom laa ko defal su ma ko defee sama bopp laa ko def yàlla moo ko fal dama koy nangu su defee lu nga xamante ni lu jar ñu tàcc ko la man dama koy tàcc su nekkee lu nga xam ne dañ koo war a defar man loolu dama ci taxaw waaw kenn musul wax ne gis naa amat muy tubb su biir Médina Sabakh nanga te pourtant am na ñu nga xam ne tey ñu ngi wax tey ñooy pour sax nit ñi ne leen dem leen di leen tubb suuf ci dëkk bi kon la yàq Médina Sabakh véritablement ñun ñi fa dëkk ci lañ bokk. Omar dama lay fàttali rek parce que jamono bi may jël foyer bi dem jeune bu Médina Sabakh université la ma fekk mu métti woon lool waaw parce que booba tey yàlla dogal na jeunesse yi fi nekkoon ñoom ñëpp presque benn say lañ woon man ñi ma ci doon àndal sax bëriwuñu noonu mu métti woon lool ma jot ko mu métti woon lool ba keroog renouvellement bi sax am na ku nga xam ne invité ngeen ko ci groupe bi dafa ne buñ ne jàkkee yaa ngi ci kanam buñ ne jumaane yaa ngi ci kanam nga ne tey da nga laaj foyer des jeunes bu Médina Sabakh balaa man parce que la ma poussé woon ci foyer des jeunes bu Médina Sabakh man yàlla dafa gis dogaloon tey ba Médina Sabakh jamono bi may ñëw yàlla dogal na ministère de la jeunesse ñu ci remercier au passage aussi Cheikh Sadi Booba am lu mu doxoon aussi ba ñu mayoon ñu sonorisation chaîne bi ñu mayee chaîne bi li ma njëkk a def mooy ne comme li doon passé man amat du ma yore sonorisation bi nañ ko jox trésorier bi mu koy garder ku ne li nga war a yore loolu changement la parce que loolu ku bëgg a defar loolu ngay def waaye boo laajee Médina Sabakh ku fa mëntoon a doon président yi nga xamante ni ñoo ñu joxoon foyer bi ci ñoom lañ ko jëlee woon chaîne bi ñoom ñoo ko doon luy mais la ma njëkk a def pour changement loolu laa def bi yàlla dogalee biñ ñëwee tàmbali comme chaque année dañ daan jot foyer daf daan jot xaalis année bi ma ñëwee yàlla dogal ñu jot xaalis 1 million biñ jotee 1 million mu tombé woon chez comment dire dër bi nekk foyer ñu commencé ko defar ko buntu bi parce que am na jamono ñun bi ñu jot ci foyer bi fu neex nit duggee jur fu ko neex duggee loolu moo fa nekkoon am na place nit ñi sax dañ ko daan def chambre de passe lu fa nekkoon loolu lañ njëkk a réglé ba nga xam ne sécuriser buntu bi defar dër bi loolu yëpp ànd ak lépp buñ koy def aussi ñuy laaj ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon biñ dawalee beneen at bi ñu jotaat subvention ñu commencé salle boobu nekk fa ñu ne dañuy defal salle informatique bañ commencé def salle informatique foofu la ñu commencé am ci problème foyer ànd ak loolu lépp képp koo xam ne tey muy ASC yi muy étudiants yi ku fi am manifestation boo ñëwaan dañ laa jox sonorisation bi day fay benn dërëm tey am na ñoo xam ne tey mun naa la ko sinel ku ci mel ni Moussa Sall booba mu nga jiite MEMS mu nga jiite MEMS ba mu soxlaa foyer bi dama ko jox dañ ko jox mu géré ko ku ci mel ni Youssoufa Mbaye ba mu soxlaan foyer bi di ci def boobu mu ngi yëngatu PDS mu am réunion des jeunes ba mu ma ñëwee dama ko doon jëlal foyer bi nga géré ko parce que damaa xamoon ne ay jeunes ñoo ma ko dénk jeunes yi aussi suñu amee lu ñu organiser dañuy yëkkati jox leen. waaw ba tey yàlla dogal ñu commencé salle informatique boobu bi ñu paree beneen année bi am ñaari jeunes yu wax ne dañuy renouveler foyer bi ñooñu ba may xaccoo foyer bi kenn ci ñoom voté lu ma woon mën naa laa wax ne la ñu bëree bëri jeunes yu bëree bëri Médina Sabakh ñoo ñëwee ñëpp di la ko wax kenn ci ñoom voté lu ma woon kenn na ko ci yéene wutoon waaye yàlla dogaloon na ñu dénk ma ko ba ñëwee fekk ASIFOR bi mu ngi fi taxaw am problème kenn waxu ci lu ci mel ni comité de santé bi ku nekk xam na ne réew wér-gu-yaram moo ko yore ak njàng kenn waxu ci ma ne leen foyer bi duñ ko renouveler foyer boobu Aliou Gueye moo nekkoon PCR mu arrêté li nga xam ne subvention yi nga xam ne foyer bi mu ngi ko doon jot ñu bàyyi noonu foyer ba man booba laa ko bax ñu ba noonu ba yàlla dogal tey ba ma dama téye ba mu neex ba ma woote renouvellement parce que dama ne tey képp koo xam ne yaa ma gën a mën a jub Médina Sabakh yaa ma gën a mën a jub Médina Sabakh
mën naa topp ci sa gannaaw waaye yow teguloo ci yoon bëgg maa teg ci yoon loolu duma ko nangu loolu laa def ba renouvellement jotee kenn forcé wu ma waaw parce que buñ bëgg a defar gox bi lépp dañ koy teg ci yoon loolu noonu la demee tey am na ñoo xam ne ñu ngi ngangale ci groupe bi pourtant takkal lañ leen seen Médina Sabakh invité ngeen leen ci groupe bi tey ñu ngi laaj commune bu Médina Sabakh biñ koy laaj dañoo yoroon entreprise di jëndal mayo jeunesse yi takkal nañ leen rajo Médina Sabakh te tey ñu ngi laaj Médina Sabakh tey commune bu Médina Sabakh te loolu Médina Sabakh moom rek lañ fa mas a takkal rajo mu ngi takkal nit ñi rajo waaye takkal nañ ko rajo Médina Sabakh te invité ngeen loolu moom lu wér la moom waaw. waaw Omar Mika comme li ma la ko waxee bi ñu jot ci foyer bi dafa tombé sonorisation bi ñëw biñ ñu koy jox Aliou Sow 116 la joxoon bureau sortant mais biñ koy jot 116 yooyu am na lu bëri lu ci dem te Médina Sabakh lii ku ne seede la ko 16 yi ci boppam waa Médina Sabakh ñoo ko sàcc waaw loolu moom lu wér la da nga gis ne abbu ay 16 jël ko yóbbu ko comme ni ñuy wax année bi nga xamante ni dama la ne ñoom bi ñuy joxuñu xaalis chaîne bi ak 16 yi moom mu nga foon chaîne bi ak 16 yi nekkul suma kër bañ ko doon war tey ci këri Médina Sabakh ci lañ koy gis danaa ko daan gis ci ay kër waaye ña nga xamante ne tey kër yi nga ko daan gis ñooñ kenn ci yow wotelu la woon parce que bëgguñu woon tam nga am résultat dama ne foyer des jeunes bu Médina Sabakh tam aussi duur xaalis boo fay fekk de loolu mu leer waxal la ne bureau bi fi ne nii ren tey bi nga xam ne ñoo ma remplacé donte joxoon nañ leen sonorisation bi bañ leen joxee sonorisation bi aussi tey bu taxoon nag réhabilitation biñ fi def bi nga xam ne mairie moo ko def à hauteur de 10 millions tam réalisation di fi am foyer des jeunes yi fi jaar yëpp luñ fi def mairie moo leen ci jàppale mairie comité rural ñoo leen fi jàppale wax naa leen ne ñaari at la ñu conseil rural jàppale la ñuy jàppale ñu def dër ba def ci luñ ci war a def benn jàppale bi yàlla dogal baafali yàquwaat ñu defar ko bañ koy defar ku ci mel ni Baram Touré moo nekkoon ci bureau sortant moom lañ woo moo ñu boole kuñ koy defar lépp luñ fa defar ba ñuy defar le bunt yi de Médina Sabakh lañ ko defarloo am na ci ñu nga xam ne ñu ngi Médina Sabakh bu ñuy defarlu dara lu jëm Médina Sabakh duñ ko fa defarloo mais ñu bëgg lu leer moo tax lépp luñ ci def dañuy laaj ñi nga xam ne yaakaar nañ ne dinañu andil dinañu def xelal lu nga xam ne buñ ko defee ëllëg boo ëllëgee boo bëgg a dem laajte ne ñii luñ def nii def nañ ko dinañ la ko leeralal beneen bi ci toppaat ñu commencé salle informatique bi xam nga ne ku commencé salle informatique tabax ko ba mu raade mu taxaw da nga ko war a laaj lu ko taxawal loolu la ñu waroon laaj situation bañ doon jotatuñ ko chaîne bi panne lan lañ koy defaree loolu moo andi blocage bi ma ne comme war nañu comme li ma ko waxee mbiri Asifor bi ñu ngi ko war a renouveler te Asifor ay millions ñoo fa ne foyer dara fa new dara waa Médina Sabakh sax ñoo la ko gën a xam dara new fa santé kenn du wax ne xaalis nekku fa parce que bu événement xewee ñoom sax dinañ am appui yoo xam ne ñu ngi koy def loolu mooy li fa ne foyer des jeunes tey buñ bëggee mu dox véritablement il faut conseil rural lépp lu nga xamante ne mu ngi ko daan jàppalee jeunesse yi bu ko leen ko jàppale mu dem bañ ñuy jàppale ku ne gis na Médina Sabakh la fa li nga xam ne ñun def nañ ko fa bañ arrêté nag foog ñu arrêté loolu laa la wax naa la ko joxuñu dara mënuñu liggéey matériel bi paan loolu moo tax ñu taxaw bàyyi noonu comme ñoom ñu nga lee taxaw li ma la wax war a renouveler si fort renouveler wuñ ko renouveler commerçant ma ne foyer bi duñ ko renouveler loolu laa wax lu tax ñoom booba forcé wul Omar Meka dama la ne dama fekk Asifor ñu war ko renouveler wuñ ko te ku ne xam na Asifor xaalis fa nekk lan la comité de santé ñu war ko renouveler wuñ ko parce que yooyu ñoo jiitoo renouvellement loolu moo tax ma ne duñu renouveler balaa ñu renouveler sax la ma wax mooy balaa ñu renouveler foyer nañ renouveler comment dirais-je Asifor renouveler comité de santé buñ ko defee rek ñun dinañ renouveler beneen bi ci topp mooy wàllu lycée bu Médina Sabakh boobu dinaa ci kontaan lool parce que la ma fa def moo bëri lycée bu Médina Sabakh tey mën naa wax ne tey lam am superficie ba mu am man bokk naa ci ñi tax tey ñu delloo leen seen 6 hectares parce que 5 hectares lañ naroon clôturer su ma taxawaay ci lycée bu Médina Sabakh tàmbalewut ci renouvellement bu bees bii renouvellement bee passé li fal Cheikh Sadibou man maa ko dox
li ngay wax nii ne Amath mu ngi commencé loolu dama ko commencé man maa dox woote comme ni ma def nii woote nit ñi woo leen askan wi fekk am na ñu ma wax parce que aussi au passage du ma jékki-jékki rek ne nañ renouveler lii déedéet parce que xoolal li may def métti na yow dox dara laaj ko dox ci def ci say moyens def ci sa énergie lu ne mais doo ko laajte jiitu loolu laa def ay nit ñoo ma wax bañ ma waxee ma ne leen fu ma amee jot ñu dox ci yàlla dogal tey ñoom sax Sadibou jiite ko nit fekk ko këram radiyallahu Ousmane Camara moo ko fekk këram ne ko ñëwal jiite ko tey ki topp ci kawam booba man maa ngi Dakar mu woo ma téléphone nee ma Ousmane Camara ma ne ko boo fekkee booy bëgg man de lu may bëgg ñëpp a koy bëgg lu kenn bëggut man du ma ko bëgg demoo élection pour ñëpp wote la da ngay dem élection pour am majorité loolu mooy li am solo te man dama du d'accord fekk nit këram naan ko kaay ñu jiital ñu loolu boo léegi lu fa yàq def naa ne yéen a ñëwoon sama kër man loolu du ma ko def yaay laaj wane say compétence nit ñi fal la encore mbiri renouvellement yi waaw renouvellement yi maa ci taxaw te damay sant yàlla nit ñi parce que saa bu ma wootee nit ñi dina ñëw demoon nañ ba joxe convocation parce que dama ne boobu tam mandat bi 2 ans la biñ defee 2 ans ab nit moo ne ma fekk wax na ma problème yi lycée bi ma waxee problème yi lycée bi ma ne ko su ma paree ci tool yi incha allahu rabbi dinaa ci dox ay jéego bi ma paree ma dem ci Baye Mor Sall ma ne ko man de Cheikh Sadibou dama ko soxla mu ne ma soo koyee WhatsApp da nga ko jot ñu jàmm sante jaalewante Ousmane Camara biñ paree ma ne ko man de dama bëggoon a wax ñu waxtaan ak yow ci ñaari mbir parce que jàmm lay seq au passage ñëw na sama kër ñu bokk too waxtaan beneen bi ci topp am na final woo ma dem parce que man je suis libre kenn moomu ma mel na sama kenn ku dul yàlla waaw te amul kenn koo xam ne maa ngi lay ragal te ñoom ñii di wax amul ku ma ci gën a jub déedéet mënu ma ko wax loolu je défie quiconque waaw ba ma ñëwee ma wax ko la ma koy wax tontuwul ma ba tey ma wax ko ne ko mbiri renouvellement yi dégg naa ne da ngeen boycotté examen yi tontuwu ma ba tey léegi nag comme fekk waxoon nañ ma ko booba nag la forcé nag woote réunion yëgle joxe ni ñu demee parce que ba ma ñëwee man nekkuma di wax ne ñoom lii lañ def ak nangam parce que dama ne école tijji na bu école tijjee war nañu wax ak nit ñi ñoom su fekkente ne dañoo am problème ak bureau ba war nañu woo nit ñi wax leen ko loolu la ñun mënuñu xaar sax Sadibou calendrier pour renouveler APE waaw te la waral sax renouveler wuñ man heure ba ma waxoon gars yi suñ renouveler woon heure bii waxatuñ ko waaye yàlla dogal na comme mbir soo ko bokkee ak ay nit ku ci ne day wax sa xalaat loolu moo andi ba biñ ñëwee yàlla dogal ñoom ñu dem ci sous-préfet wax ne nañ reporter élection ma nangu ko parce que tey c'est le chef de l'exécutif local man dama koy bàyyi ba ma koy xacce aussi xaccewuma ko pour jiiti ko APE bu njëkk ba bu nag man gannaaw yàlla ak yonent bi konoon duñ ko renouveler APE bi itam wax nañ ci ñu ngi may wax ne ma tey jàpp nañ renouvellement bi 1er mars kon ñoom ñu ngi koy def bi ñuy def AG bi defuñ ko ci lu leen neex li ma mën a xam daal mooy lépp lu nga xamante ni mu nga Médina Sabax teguñ ko ci yoon dinaa ci taxaw ku ma gis may def loo xam ne lu dul yoon bu ma ko baal waaw loolu moom ci man ci loolu laa taxaw nit ñi nag munoo leen di tere wax yàlla xam na ne ba ñu nekk ci faaye ba lu leer lañ fa def ku bëgg a wax leneen nag wax leneen am na loo xam ne man xaccoowuma ko toppatoo ma c'est le cadet de mes soucis wax ku waa yooyu di wax ci wàllu évacuation yi daaw ji lañ ci def te xam nga évacuation yi dafa bari moo tax même buñ ko commencé duñ évacuer lu bari mu jeex loolu aussi ma leeral la ko daal moo tax ma ne la man wàllu évacuation yi daf ma ñor lool comme ni nga ko waxee mën naa dem ba jàll sax doo ko xam waaye leeral la rek comme dañoo wax ne nañ wax liñ def ñu wax ko mais man damaa gis ne loolu tuuti na très sincèrement pour nga ràññi kii ko sax dafay jafe daal. dama ne comme ni ma la ko waxee 10 000 francs la ñuy laaj ci évacuation bu Médina Sabax léegi nag ñun dañoo voté woon ci fonds de dotation yi la ñu amoon ñaari yoon 2 millions loolu la ñu évacué woon loolu la ñu fexe woon séddale ko poste yi loolu du dara waaw loolu aussi dañ koy leeral waaye damay profité xamal la rek ne ci biir fonds évacuation yi am na ci montant yu nga xamante ni tey
ñu ngi ko war a génnee boo xoolee compte administratif bi da ngay gis ne génne nañ xaalis bi trésor mais ñëwagut ci askan bi oui mais dama lay laaj mais tey engagement yi kan moo koy gérer kon buñ la ne nangami million génnee nañ ko ci affaire yi ak carburant te ñëwut ci askan wi ki ko engagé lañ koy laaj kon loolu maire lañ koy laaj mu leeralal ñu ko man li ma war a wax naa ko defal lii defal lee yaa ngi dégg du wax mu tëkk ne Amath waxuñ ma mënumaa boole nag ci lenn bokkuñ parce que tey bu may toog ba ne la conseil municipal tey bu ma ci am gëdd tey am suma liberté d'expression bi moo tax gëdd bi tey ñu am ko parce que lu ñu war a wax lépp lu dox ci conseil municipal muy ci wàllu éducation muy ci wàllu wér-gu-yaram wax nañ ko ba sonn ba tay kon moo tax nag tey bu ñu ci laajee ñun aussi danañ ci wax li nga xam ne mu ngi noonu tuuti nag jafe ji moom nañ wax dëgg te dee mooy ne wàllu évacuation yi moom des na lool waaw loolu nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan ku fi mën a ñëw ëllëg loolu nga gën ci góorgóorlu parce que li ci des bëri na lool waaw ku ne dee libre nga ci waaw Ousmane Gueye dafa laaj mairie ñu fal ko buñ ko falee aussi man dafa utoon mairie boppam jamono bi ñuy fal dafa laaj candidat ma laaj candidat am man aussi ma présenté sama candidat yàlla dogal aussi ñu votel ko ma nangulul waaye laaj nga ma ko ci sama première émission ma ne la man kuy jiite mairie bi maa la ko gën a bëgg donc damay profité di la wax ne la su fekkoonte ni am na conseil yoo xam ne mën naa leen di lim ñi ñuy def ci mairie bi ñu ngi koy def jéego yi ñu def wax dëgg yàlla dina gën a yokk parce que ñun li ñu ñor mooy liggéey gox bi déedéet maa ngi maire bokk ñu liggéey parce que entourage yi parce que doxalini mairie véritablement entourage aussi daf ci am solo waaw parce que maire mun naa wax ne am na yéene pour defar mais très sincèrement entourage bi moo xaw a poser problème très sincèrement loolu moo tax très sincèrement yu bëree bëri du ma ko mën a partager ak moom loo ëpp parce que ay yoon conseiller mun nañ la conseiller maa moom dañuy atte xuloo ci biir réunion conseil municipal te ku ñëw xam nga topp rajo yi di wax yomb na mais dama doon souhaiter comme conseil municipal bu ñu def réunion c'est des rencontres publiques nga war a mën a ñëw seet nit ñi seen taxawaay nan la mais tey nit ki bu fekkente ne àndut ak yow bëgg laa diaboliser xam na ne yow xelaat na ne yow mën nga koo yàqal mën naa yëkkati lu ne wax la ko te man nag du ma ci sosal kenn lu ma la wax ne la am na rek loolu am na waaye ku ma mënta wax ne Amath mu ngi liggéey ci conseil municipal wax nga la neex waxi contrôle loolu moom ñaan ak Ousmane Gueye sax ñoo la ko gën a xam tey bu amoon médaille bu ñuy jox conseil municipal ay conseil municipaux man bu doon 5 yooyu dinaa ci bokk kon man amul lenn lu may reproché sama bopp ci conseil municipal li may tontu ko mooy man bokkuma musuma bokk comité de santé bu mel na Sabax bi mu nekkee CDS aussi bokkuma ci suma principal problème man ak maire mooy li ma lay wax noonu parce que dama la ne fonds de dotation état moo ko joxe mu am lu nga xam ne dafa jëm ci garab yi am lu nga xam ne tey ci carburant lañ ko def mooy évacuation yi ma wax la ne la 2018 ak 2017 xaalis boobu génnee nañ ko ci compte administratif bi gis nañ ne génnee nañ ko waaye ñëwut ci askan wi loolu wax naa ko loolu en grande partie moo tax maa ngi moom bi ñu mën a jubee xaalis suñ ko génnee ci compte bi ñu gis ko ne bi ñuy def dépense lii génn na loolu mooy génn na dañ ko exécuté mais pour ñëw di ko bàyyi ci loolu déedéet saa buñ tasee réunion ma wax ko saa buñ taxee réunion ma wax ko ñëpp a ko mën a seede man mel na Sabax waral mel na Sabax lépp lu fay loo xam ne doxul ci conseil municipal boo laajtee ñu ne la Amath bind na ko affiché ko fii ci dëkk bi loolu moom am na dinañ bind taf ci dëkk bi dinañ bind aussi yónnee autorité yi pour informer la waaw si loolu la ñu nekk lépp lu nga déedéet loolu duñ ci ànd ak moom loolu bu boobaa day mel ni complice la di mu ñëw def la muy def engagé la muy engagé génne xaalis ba def ko lam ci ay def man ma koy noppi loolu je serai complice loolu du ma ko defal benn doomu aadama waaw te loolu fu ne seede nga ne wax nañ ko parce que xaalis bu fekkente ne dafa génn dañ ko génne fa mu war a dem na nga ko fa joxe kon loolu aussi ñuy leeralal nit ñi rek am na ci lu nga xam ne te ci wàllu carburant bi
génn na wax dëgg yàlla mu ngi ci ndoddal maire Ousmane Gueye loolu moom aussi il faut ñu leeral merci. waaw kooku Youssoufa Mbaye la jërëjëf merci ma commencé ci comme ni mu ko waxee ci Jacques bi ñoo ko bokkoon ñu am toolu xotti biteel yi nga xam ne ci suñ tool yi lañ ko def yàlla dogal na benn yoon lañ dagg bant yi te lépp lu may wax rek damay wax seede biñ daggee bant yi ñu dajale réunion ñu ne dañ koy leble bañ koy leble Baram Touré ku ne xam na ko moom laa bëgg nga laaj ko ñu leble ñu ne suñ fayee ñu lebalaat ñeneen yàlla dogal na am na ñoo xam ne fayuñ am na ñoo xam ne fay nañ ñu joxaat ko ñeneen bu yàlla dogalee bant yi meññaat ñeneen ji déggaat ko biñ ko déggaatee aussi ñu jox leen ñaari yoon lañ ko dagg beneen bi ci topp daaw ñu waroon ko dagg biñ ko war a dagg mu lakk benn waaye di ruulloo ay taalibe ñu lakk ko nit ñi dem fa dagg bant yi bërki démb semaine bii passé biñ lakkee bant yooyu sax ku ñuy wax Baye Mamadou Touré moom moo ma ko wax téléphone ne ma am moo ma wax ne ma comme damay dem këram mu ne ma amat ndax seen xotti bi li gis nga ko ma ne ko lu fa xew mu ne ma lakk na noonu la demee léegi bañ ko defee bërki démb laa fa dem ba ma demee fekk naa nit ñaa ngi dagg bant yi di ko yóbbu ñii di dagg ay laat boobu ba léegi ñaari yoon leen ci jaay boobu ba léegi jaayuñ ko dafa mel ni arrêté bâtiment la kum neex aussi nga dem dagg waaw Youssoufa Mbaye moom di wax ay waxam PDS la nekkoon parce que dama dégg rek de ñu ne bi muy jiite UJTL dañ ko joxoon 500,000 tey lu bëree bëri moom ñemewut koy laaj mel ne sabax ñemewut koo laaj mel ne sabax lu xew nag dana ñëw yëkkati baaraamam laaj na ni nangam pour bokk ci bureau yi waaye ñëw rek laajal boppam du ko def loolu moom wax nañ ko may koy laaj ndax loolu am na wala amut 500,000 li ngi wax ne ba nga jiitee UGTL ñu ne kenn xamul foo ko def loolu ma laaj yow foo ko def fan la am na wala amut compte administratif bi ren laa ko mujj wax biñ mujj a voté laa la ne dama lay waxal ci compte bi ci boppam xaalis bi génn na mais ñëwut ci askan wi loolu laa wax kon kan lañ koy laaj man de amul lenn luñ may compte buñ may laaj ci mbiru xaalisu mairie parce que engagé wu nga kii engagé c'est le maire ñun dañuy voté rek délibéré te buñ yaakaaree noonu sax voté buñ ne lii ñu ngi koy def dañuy voté tey ci biir vote boobu lu bëree bëri duñ ko nangu am na conseil yoo xam ne duñ ko nangu te ci laa bokk mais ñu bëri dañoo yaakaar ne rek bu dara amee rek ñun conseil ñoo ko def déedéet waaw buñ waxtaanee ba pare ku ne wax sa xalaat dañuy voté majorité bi lu mu décidé loolu la ñuy def waaw lii ngay wax nii mbiri évacuation bi lañ ci war a wax nañ ko compte bi biñ koy voté ren waxaat nañ ko waaw ñëpp seede nañ loolu seede nañ ko mais buñ ko noppee day mel ni nous sommes comme dama lay xamal Omar xam nga tey mbiru action sociale moo nga xam ne comme niñ ko tuddee appui aux indigents ñu génnee ci 7 millions comme ni nga ko waxee mun naa am loolu la 7 millions wala 10 millions peut-être dama yaakaar ne la engagé xaalis ba ay këyit moo ko engagé te xaalis bi buñ koy joxe dañ ko war a jox ay nit li may laaj ñu koy wax mais nañ dem ne amat fii nga encaissé loolu mooy wax bi parce que l'administration elle est écrite amat lii leen la jox ñu la ko wax la ma bëggoon ñu photo fi ñu jëlee seen information mais ñu leen photo sa tur ñu publier ko ci groupe WhatsApp bi ñu gis ne amat mi lii jox nañ ko lii jël na ko loolu mooy wax waaye wax yu sos rek ne lii nangam loolu amut parce que ku ne xam na ne tey action sociale dafa am fu muy jaar yóbbu ay gis boo xoolee lu ci mel ni ci biir vision sabax yooyu mbiri action sociale ku bëri boo ci xamee dara sax mun naa wax ne maa tax nga koy xam parce que dama posté ma ne maire ndax montant bi nga joxe nii di jox nit ñi est-ce que montant boobu moo dem trésor wala moo dem action sociale loolu dama ko laajte kon montant yooyu loolu dama ko laaj kuy laajte loolu nag nga ñëw naan ko lii nii nangam jël nga lii jël nga la li déedéet ay wax yu yàqu la waaw maire nag ku ne danga koy gis bu tabaski jege fee mu di séddale ay xaalis buñ xoolee compte bi gis na xaalis bi jot génn na
te damaa yaakaar ne gestion bi gën a rafet bu fekkente ne xaalis bu mel noonu génn te gis nañ ne génn nañ ci compte bi ñu toog waxtaanee ko boobaa nga mën a xam ne ni nangam mais fekkeewu ma man fu ñu waxtaanee loolu xaalis boobu man joxuñ ma ko loolu ma mun naa ko wax waaw ku wax ne jox na ma ko na war ne Omar fii liste bi mu ngi nii sa tur nii nangam boo ko gisee nga tey nga publier ko ci Facebook. Omar loolu du am problème comme moom ni mu ko waxee li muy wax mu ne ragalu ko amul problème man aussi ragalu ma ko moo tax rek moo wax loolu waaw moom li ma mën a wax mooy moom ñemewut a jël benn initiative laajal boppam moom kese mel na sax loolu moom ñemewu ko moom réunion yi may woote mel na sax ñemewu koy def moom ñemewu koy def waaw bu fa wootee kenn du ko topp loolu moom lu ma wér la moom jëmi boppam kese mënul def loolu ku ne ànd naag moom mel na sax ku ne waaw Cheikh Sadibou la mujj àndal. waaw Omar Neka ci wàllu marché boobu ngay wax marché bi ku ci conseil yu mel ni man ak Cheikh Mbow ak Ndey Sow ak Ada Cissé ak Néné Mari ak Gamou Mbow moom nekk école bañ koy délibéré ñun d'accord uñ ci parce que aussi ay jàngalekat lañ gisoon nañ ne marché bi dafa dend ak école bi ba ci loolu sax ñun jëloon nañ lettre bindu jox ko sous-préfet Ibrahima Sow attaqué ko ne loolu juste de forme daf ci am parce que suñu papa Sambou Mané moo amoon initiative pour ñu delloo ko tabax fa beneen école bu bees léegi nag foofu tey fi nga war a defar école bu bees nga délibéré ko ba pare boo fa bëgg a defaat marché da nga ko war a désaffecté te désaffectation boobu defuñ ko woon kon foofu vice de forme moo fa nekk au passage aussi foyer bi Cheikh Sadibou di wax ne dañoo entrepreneur bi daf ñu ko lebal amut ñun tey ci fonds de concours la ñuy tabax foyer bi accepté nañ ko ba pare li ñu war a def ñu ngi koy def moom marché bi lépp benn la amul kenn ku nga xamante ni tey leb nañ la xaalis pour tabax dara li ngeen gis daal conseil municipal bi def ko fi comme investissement loolu mooy lu fi ne lépp lu fi ne defal lépp luñ fi def lebuñ ci benn dërëm yoreluñ kenn benn dërëm waaw parce que tey ci budget am na conseil municipal yi nga xam ne tey danañu am jafe-jafe yi nga xam ne tey il faut tey pour ñu régler seen problème yi dañuy def avance de trésorerie te commune Médina Sabakh bañ fa nekkee ba léegi wax dëgg yàlla avance de trésorerie def